dajale nag du lenn lu dul luñ teg suñu kaw muy loo xamante ni daf ñuy gàllankoor ci suñu liggéey et je pense que nag tey dañu bëgg wax suñuy droit kaas ba nga xamante ni autorité dañ ko dégg bu mën ñoo bàyyi dem liggéey looloo tax tey daje fi bokk na ci nag gàllankoor yi nga xamante ne à chaque fois rek bu problème amee dañ koy féetale ci secteur culturel bi rawatina ñu nekk yi def musique te loolu moom vraiment dañu bëgg mu jeex Sénégal ndax je pense que kii liggéey vendredi ak samedi di ci gagné loo xamante ne moom la dundalee njabootam soo ko teree da nga koy rey te loolu nag moom dañoo bëgg à part de maintenant mu jeex ci ñëpp ñi nga xamante ne rek dañ cee dara loolu di lancer un appel nag le président de la république monsieur Macky Sall suy jël yenn dogal yi bu ñuy woo di waxtaan ak ñun yaakaar naa su boobaa solution mën na am mais mënuñu toog ba ñuy liggéey suñu njaboot di ñu xaar ci ay dépenses lu nekk te joxoon ñu benn solution vraiment loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba kon ñu ngi ñaan nag ngeen génne leen solution yoo leen mën a jox ba ñu mën a doon suñuy liggéey. daje fi tey ngir bëgg a waxtaane li nga xam ni loolu ñun ñëpp moo ñu fi dajalee musiciens yi problème yi nga xam ni moom la ñuy rencontré depuis bi nga xamante ni affaire bi am na ba tey première vague bi mu amee dëgg-dëgg metti woon na waaye dañoo tëjoon ñëpp ñun ñëpp ñu d'accord ci loolu parce que boobu ñëpp la ñu tëjoon d'accord mais bi nga xamante ni dem nañ ba nga xam ni ubbi nañu ñii bàyyi ñii ñun ca la ñu commencé di wax ca la ci suñu association jëkk a génn ci presse bi wax ak ñoom man leen lii ngeen di def ni d'accord ci li ñu bëgg mooy suñu njaboot la ñu yor dañoo war a dundal suñu njaboot dañu war a dund comme ni ngeen di dundee la ñuy dundee musicien nekk nit ku nga xam ni dafa vulgaire dafa bon wala dara déedéet dañu am suñu métier. tey école yaa ngi nii léegi bi ñu ñëw rek école yi ñu romb lii génn ci école yi xajul ci benn bu baax amul boîte bu mu xaj kenn takk ci masque te pourtant ñu ngi leen romb ñu ngi dem ak ñëw te ñu ngi leen bàyyi ñu dem garage boo ci duggee ñu ngi fees del kenn boo doon calculer fukk yu nekk juróom-ñaar yi takk ñu masque te pourtant ñoom autorité yi ñu ngi gis loolu nga dem ci marché yi même mais ñun lan la duñu comprendre lan moo xew ba ñu bëgg a ubbi ñii tëj ñii ñun la xew rek ñu ne yéen loolu nag ñun suñu bopp benn kanam borom moo koy fajal boppam am na loo xam ne ñun duñu ko nangu ni ko kii doon wax léegi noonu la ñuy loolu la ñuy def première action baa ngi nii ñu def ko ñu presse am na yeneen ñuy ñëw même buñ ci jógee am na yeneen ñu war a ñëw parce que tey li ëpp solo ci ñun artistes yi mooy statut bi nga xam ni dañ ko war a kaas pour am ko tey dañu war a taxaw pour statut bi nga xam ni assemblée daf koy wote président daf koy valider mu génn dañ koy demander toujours ndax loolu moo ñuy permettre tey bépp musicien bi nga xam tey yaa ngi fi di jouer mais di nga mën a am pension retraite di nga mën a am cotisation retraite au moins boo feebaree fay mais mënul la di suyeen yi rek di def sa poste mënul continuer xëy na suñu grand yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu woon bu fekkoon nag yoon xalal nañ ko jéem a am luñ ci def kon tey bu ñu ëgsee fii tey ñu am dara lu ñu dañuy ëgsi rek teg ñu tamit mais ñoom dañ fi deful dara amuñ benn organisation boo xam ne teg nañ ko bu taxaw wala jugoo boo xam ne ñoom def nañ ko ba nga xam ne tey ñun dinañ mën a def sukkandiku ci kaw loolu pour mën a liggéey kon ñun dañoo ñëw fekk ñu fi dara ñun xaaral nag ñu tàmbalee ko nag ci association musiciens région de Thiès pour wan Sénégal yépp ni région yëpp dañoo war a def comme nii Thiès def ñëpp dañoo war a àndandoo comme nii Thiès àndandoo li ñuy kaas ñun ñoo koy kaasal suñu bopp parce que ñun wala bopp yi métti de feeg néew la sama bopp ñu métti mënu ko ki boppam di métti feeg néew la boppam sama boppam di métti mënu ko kon moom moo mën a wax jàkkaarloo moom war na wax nekk que les gens soient intelligents di xalaat ñuy demee feebar bi jógee bu fii bu fekkee dañu bëgg continuer di confiner nit ñi tout le temps du mën a nekk loolu du mën a nekk parce que nit ñi il faut que ñu dund il faut ñu liggéey pour ñu liggéey pour dund nag il faut qu'on le fasse de manière très intelligente ñii ñu jiite soucié wuñu ci ñun bu ñu soucié woon ci ñun dinañ xalaat leneen lu dul di wax politique suba ak ngoon chaque jour lan la ñuy consacré ci affaire bi nga xam ne sénégalais yëpp léegi comprendre nañ ni ñu koy wax point de presse point de jour Covid nangam jeex na bala ñu ci yem. mais waxuñu benn recherche bu ñu ci war a def waxuñu benn kii bu ñu ci war a def léegi nag ñun
on se levé tey jii nii war a waxtaanee suñu situation parce que ñun je pense que nit ñi jiite xamuñu lan mooy culture xamuñu lan mooy sport te culture ak sport ñoo yóbbu Amérique fu mu nekk tey américains yi li ñu solo nit ñi c'est à cause de leur culture que la koy solo c'est à cause de leur culture que la ñuy solo ay Michael Jordan et cetera c'est à cause de la culture et du sport que le monde que les Américains ils ont conquis le monde et le cinéma est culturel mais ñun suñu culture bi ak suñu sport bi moo tax ñun ñu xam ñu à travers le monde ah Amadou Diaba en 84 ah El Hadj Ousseynou Diouf ak Pape Bouba Diop yàlla ko yàlla yërëm en 2002 ils ont fait connaître le Sénégal partout dans le monde Youssou Ndour il est connu au Japon en Chine et partout am na dëkk yoo xam ne boo demee wax leen Macky Sall kan mooy Macky Sall du ko xam Abdoulaye Wade xamuñu ko mais boo nee Youssou Ndour di xam ko donc la culture est au début et à la fin de tout développement loolu bu ñu ko xamul bien woon bàyyi les Maliens ils sont en train de faire di développer seen culture di développer seen musique tous les groupes maliens ils sont en train de tourner mais ñun suñu leader yi fi nekk jéem ñu xalaat par exemple stratégie boo xam ne day permettre Sénégalais par exemple les jeunes musiciens les jeunes acteurs culturels ñu mën a génn ci affaire bi